jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey seen chronique dina waxtaane ci njeexital li ci mbirum soxna soosu nga xam ne dañ ko boomoon di Fatou Matar Ndiaye nekkoon vice-président ci conseil économique social environnemental te guddik 18 jëm 19 novembre 2016 ñu boomoon ko boom gu métti dañ ci dellu siwaat may ci njeexital li may wax rek ne yàgg naa yëkkati kaddu di wax ne Macky Sall bañul ku wax ci 3e mandat bi limi bañ mooy ku ne ko munoo sañoo def 3e mandat ndax boobu ba léegi yéen ngi dégg ay nit yu ko jege lool ñoo xam ne ñuy wax ne Macky Sall am na sañ-sañu laaj 3e mandat yeyu ci yàbbiw ci waaye képp ku ne ko amoo sañ-sañu def 3e mandat mu dàq la kon dama ne leen déglu leen bu baax li ma leen di wax naa leen fii ne man de Pape Alé bu Macky Sall laajul 3e mandat dina ma bett lool waaye li ci kanam nag raw li bët loolu mooy njëkk loo xam ne waroon ko rotal ci kàddu di ko laajit président de la république 2012 ba ngay falu da nga yàkkamti woon lool def sa déclaration de patrimoine ñi xayma ko ñu ne mi ngi ci 7 millions mu ëlëmoon askan wi lool ñenn sax dem ba ne ëpp na loolu nga xam ne moom la ñu tudd waaye ba nga ko joxee président conseil constitutionnel ca booba moo ne la lii boo ko génnee réew mi toj ñu naxal ko ba mu toll ci li nga xam ne moo di 7 milliards waaye ban la falee ba tey jii ñu ngi xaar sa déclaration de patrimoine ndax loolu nag mooy njëriñu déclaration de patrimoine moo tax may wax ne dañuy yàgg di nax askan wi def nañ déclaration de patrimoine waaw waaye boo defee ak déclaration de patrimoine booy dugg buñ la dàqee wala boo génnee ci nguur dañoo war a xoolaat lan nga am ci moomeel ñu mën a natt est-ce que la nga daan fayeeku may na la nga am moomeel bu toll nii gisuñu ko ba tey jii ñu baree bari dàq na leen ci gouvernement bi kenn woowu leen natt lañu amoon ak lu ñu am léegi ndax lañ daan fayeeku may na leen ko kon may yàgg wax ne mbir moomu naxee mbaay la waaye président nag ñu ngi sàkku ci yow nga def nag sa déclaration de patrimoine ngir yow yaa fi woote gouvernance sobre vertueuse bu jub moo tax may wax ci Saër Niang buy jiite ARMP dégg nañ kàddu yu mu rotal jëm ci contrat d'affermage bu am ci diggante Suez ak SDE ñu koy xeexoo dañuy wax rek fii ne ñun suñu yoon nekkul ci SDE wala Suez faraluñ ci kenn waaye dëgg rek neex yàlla Saër Niang ba mu rotalee kàddu daf ñoo bett lool ndax lu tax mu bett ñu ci yoon bu nekkoon nañu réew mi ci yoon la tegu jub ay autorités yoo xam ne dañoo jub di jubal ñoo fi nekk appel d'offre contrat d'affermage wartoon fekk Saër Niang ci bopp ARMP ndax nag def na ñaari mandat de 3 ans nguur gi ci boppam def appel à candidature am ku ko gagné ñu koy yokkal di ko yokkal rek moom di ko prolonger li nga xam ne moo di contrat muy def lu ko neex nag ci biir ARMP yàgg naa ci wax ba mbir mi dama demoon ba jéppi xawoon dugg ci man a dootuma ci yéey ci yàbbi waaye ba mu waxee nag ci mbiru Suez ak SDE laa ne il faut ñu fàttali nit ñi
Sayer Niang jamono yi warutoon toog sax ARMP ba am lu mu yéey di yàbbi ci contrat d'affermage waroon na fa jóge bu yàgg waaye nag mooy defar mbiru régime bi moo taxit violation bu rëy lañu nekk mu réegu ci biir ARMP di nos di nocci di leen defal lañu bëgg ndax nag buñ fa bàyyee nit rek ci ARMP am na lu tax Suez nag daanaka mbiru Ndar la ndax kuy côté Suez Ndar la bokk waa Suez bu ñu ñëwee atalem lañuy dal Ndar ñu ne déetawaay ministre bu ko atte Ndar la dëkk ñu ne déetawaay benn tasseuse yañ may waa Ndar lañ ko may ñu ne déetawaay Sayer Niang xaritu benn bakkan Mansour Faye am na waa SDE ñu ma mosoon wax ne am nañu yaakaar lool ci ARMP kase marché bi ma ne ko kon da ngeen umpale lu baree bari ndax diggante Mansour Faye ak Sayer Niang dem leen dikrelante la sotti ceeg def ci la dañoo bokk lu baree bari yaakaaruma ci Sayer Niang la ñuy kase li nga xam ne moo di mbir moomu moo tax lépp xam nañ ko kenn defu fi beneen mbir mi moo di Senelec yàgg naa leen wax fii na fen du bejjaaw mukk te ponkalu jëm bu jaaxaan di tuur ndox buy tooy di am yaay njëkk a tooy ñëpp te fen du bejjaaw te nag yàgg naa leen wax beneen mbir tamit jàpp leen ko ñun dañoo tàmm kàddu gaay yi ba damay wax ne wanag min na sàgganu maanaam ñu wax mu dañ duñu bett benn yoon xam nañ ñu tax fii lañu toog ñu leen di déglu ñu taar fakal la macha allah Senelec mucc ayib yor buñ ko yor macha allah kenn mus ta gis lu mel nii assainir nañ finance Senelec defar nañ ko ba mu baax les signaux sont au vert wax ratatatatat ñu ne lii de doy na waar lool ñu ne fi mu nekk nii sax gouvernance bu am ca Senelec musta am ca dëgg-dëgg nañu bàyyi gouvernance par escroquerie et le mensonge te ñuy wax dëgg askan wi ca dëgg-dëgg nañu bàyyi gouvernance par escroquerie et le mensonge te ñuy wax dëgg askan wi dama ne leen ubbi leen rek journaux yeeg dégg luñ doon wax ci Senelec barki Dembo Njaay laat ñuy jëm ci élection jaadu woon na parce que xam lu tax ñu doon def loolu bëggoon nañ yëkkati kàddu yoo xam ne day neex lool pour lan Macky Sall am ñaareelu mandaam jaraloon na leen lu ne wax lu dul dëgg wax mu dañ wax lu duñ wax dëgg askan wi waaye nag lu ñuy wax rek tôt ou tard la vérité va triompher fen du bejjaaw fen bu jëlee ascenseur sax dëgg jël escalier yàgg dëgg mooy mujj tey ji nag te dañ koy def amuñ ci benn scrupule ak benn moralité ka yaroon Senelec duma jaar sax ci turam te nekk ministre léegi toogu fi woon sax benn bés ne ñun lu ñuy xalaat du yokku courant déedéet wàññi sax njëgu courant bi la ñuy xalaat loolu lañ dañ wax ñëpp yuuxu hurrah ho il est fort lu ne wax nañ ko fi DG bu bees bii ba mu ñëwee passation de service lan la waxoon je n'ai pas hérité d'une société en crise il n'y aura pas de délestage la qualité de service sera maintenue jusqu'à la fin de la pointe le défi de la production est relevé depuis 2012 ferme mu yokku ci il ajoute il n'aura pas de hausse de prix de l'électricité loolu lañ doon wax non passation de service bi fàttaliku leen waaye moom ci boppam ba mu tegee loxo ci mbir mi rek la xam ne am na lu ci ñuul ci biir xam ko bu baax a baax fàttaliku leen bu yëkkati woon coow fii ne day audit Senelec ndax la mu gis dafa jaaduwul waa palais présidentiel woo ko na ko audit boobu teg ko ci suuf kenn du fi audit Senelec mat naa audit bu baax a baax benn contrat rek laay jund muy contrat acculé ak la ca nekk ci loxoor yépp dañ signé ko ci biir Senelec dañ ci dellu siwaat ndax mosoon nañ ko publier ci Dakar Matin dañ ci dellu siwaat te nag yokkum courant bi wax fa dëgg yàlla du lu bees yokku nañ bu yàgg dañoo officialiser rek communiquer ci yokku nañ bu yàgg
ku doon jot facture courant xam nga facture courant bi nga jot léegi ak ba nga doon jot kuy utiliser woyefal boo jëndee crédit xam nga consommation bi am déet loolu kenn mënu koo weddi dañoo waxoon ne 2018 année sociale la ñu fal leen 2019 léegi nag nguur gi at yi nar a yor yëpp mooy année de souffrance jóge nañ ci année sociale ñi ci année de souffrance Macky Sall sax wax na ko nee na 2020 ça va tanguer mais ça va tanguer pour qui? Pour le peuple sénégalais, un point un trait kon mu koy waxee ak ni ko wala fi timit di tëjee rongo ñu baadolo mooy siim cerey buur Macky Sall wax na leen ko de un point un trait ça va tanguer na métti lool ci askan wi muñ rek moo fi des ñu wax ci wàllu justice askan waa ngi taxaw di leen déglu nag xippi seen bët di xool foo leen ni mujjee ak mbiru Bougazelli foo leen ni mujjee ak mbir moomu waay sagal leen askanu Sénégal xam nga ci lan moo di bëgg nañ suñ xel dal lool yàgg naa leen wax ne pouvoir politique na nërmeelu waaye pouvoir judiciaire war a at lépp bés bu nërmeelee rek ñu nekk ci jafe-jafe yu tar kon ngalla waay jaarale leen lépp ci yoon ku ñu war a setal ñu setal la ku ñu war a nag tegi daan ñu teg la ay daan mbiru Petro-Tim appel à témoin bi dañuy wax léegi audition dañuy wax ne mbir mi jéggi na justice bu rombee justice ñun sénégalais ñoo koy régler suñu bopp dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax mënuñu koo jël pour setal ay nit mënta nekk benn dossier di nelaw si tiroiru justice boobu ba léegi muy lu métti lool mooy boom ki doonoon vice-présidente conseil économique social environnemental Fatoumata Matar Ndiaye ñettetu yàllaa ngi nii sénégalais yépp toog xipp di xool seen bët moo ne de am na lu baree bari li ci xew ñu ngi ko boobu ñettet njabootam di laaj ñu def justice boom nañ fi maître Babacar Seye lu bon am na procès atte nañ xam na la ca xew waaye dama ne kii nga xam ne moom lañ wax ne moo ko def nekkoon chauffeur am Matar Sow mi ngi wax de wax na ak ay njabootam wax na lu ci xew te nag mais nag am na lu mu wax waaye loolu justice na ci def liggéeyam kuñ war a atte ñu atte la teg ko mu woo ñëpp moom loolu lay sàkku ci ñëpp askanu soxna si loolu la ñuy sàkku askanu sénégalais yi loolu la ñuy sàkku lu tax ñu ragal procès lu xew ku ko boom nañ ko wax jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen dig daje seen benn chronique seen site dakarmatin.com incha allah